waa asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil benn boo leen xoolee liñ fi teg nii lu ñuy recycler la waat repas bu ñuy recycler la donc mu nekk dama fi amoon poulet rôti boo xamante ni dama ko kii woon dama ko toggoon mu daal di des donc li ma def mooy au lieu de ma leen di joxaat encore même poulet rôti bi dama ko dagg nii rek ay si pooj yu ginaar rek la woon ma dagg pooj bu nekk ci digg bi donc daal di ñëw def ko genre petit pois boo xam ne day nekkaale infusion wu comme petit pois boo xam ne dañ koy togg comme sous forme de fusion laa bëgg a wax sama ne infusion fusion wu tagine aussi donc noonu lañ koy defee dinañ leen wan bu baax après nu muy demee donc pour loolu nag dañuy soxla ndawal bu fekkee da nga am ginaar boo xamante ne kenn togg ko même procédure que bi may def ngay def rek seulement da ngay jël kii bi ginaar bi gën ko togg ba mu ñor xomm man nag tey jii ginaar bi du ma ko def donc yeneen yi rek laay xaar mu daal di ñor donc comme niñ ko waxee rek dinañ soxla ginaar wala ndawal wala moo xam boulet lu la neex daal léegi dinañ soxla petit pois ma am fii li ngeen gis fii mu nekk pomme de terre bi nga xamante ni moom moo nekk ci ndox bi ma def ko foofu parce que après dama koy saaf tuuti dinañ soxla tuuti huile dinañ soxla thym pour ki nga xam ne am na ko ku amul thym herbe boo am baax na si dinañ soxla aussi ail tuuti kaani mu nekk lu optionnel muy piment bi dinañ soxla aussi poivre mélange d'épices ak sel donc loolu daal la ñuy def tey jii mu nekk ñaata ingrédients bu ñu dindee soble kii poobar yeeg épices yi donc mu nekk quelque chose comme ay 4 ingrédients yooyu wala 5 sans plus tarder du ñu def rek lu dul ànd ak yéen si waañ wi bismillah voilà li ngeen gis fii moo nekk poêle bi nga xam ne foofu laay toggee benn cin bi kese laay toggee ku am pot tagine yi par exemple mun nga toggee foofu mais man après laa koy utiliser donc li ngeen gis ni maa ngi excusé wu nag avant may commencer tey moom aw ma ay gants parce que sama gants yi dañu jeex te génnuma woon bugguma woon génn pour dem wuti ko donc mu ngi noonu ñu ñëw rek def ko comme ni ñu ko daan defee rek avant bismillah damay def tuuti diw gis nga comme toujours rek sama astuce mooy damay bàyyi diw bi kii poêle bi ba mu tàng ma daal di siy def diw bi comme ça nga xam ni diw bi day dugg rek commencé tàng tuuti léegi nag jël naa ndox bi ma daal di koy xent gis ngeen ko nii ma xent ko ba mu ba mu jeex daal di jël kii bi pomme de terre yi teg ko ci sopalin bi loolu c'est juste pour nga xamante ni dinaa mën a dina mën a wow daal ndox du siitaale dara du siit donc mu ngi noonu defuma ci sel wala lenn à part bi ma koy xooj donc léegi dama koy jël rek daal di commencer def ko ci biir cin bi incha allah xaw ko dooreel tuuti parce que même bu fekkee c'est pas doore bu la neexee nga tëmbal ko su la neexee nga bañ ko dagg sax comme nii def ko dagg wuy dijji man c'est pour des raisons esthétiques moo gën a tax ma def ko bismillah voilà ñu fexe ba yépp bu ci nekk laal poêle bi ñu bañ a defandoo lu bari mel ni rek comme kuy defar frite bu dee temps bi mayu la ko donc bu la neexee nga tëmbal ko njëkk a def ginaar geek yooyu tëmbal pomme de terre bi donc man comme am naa tuuti temps avant gars yi di yegsi dinaa mën a def lii bu ko defee nga xam ni day xaw a doore tuuti après ñu daal di koy seppi incha allah gis nga du jar sax nga koy def ci papier absorbant donc parce que dañ koy dugalaat ci cin bi incha allah donc su ma dindee nii rek après dama siy suy tuuti xorom voilà bu ko defee après ñu ñëw entamer suñu ginaar yi incha allah. voilà li ngeen gis fii mooy avant ñuy def kii bi suñu ndawal li damay daal di subhanallah lii daa tàng di damay daal di ñëw wàññi li nga xamante ni mooy diw bi ku mu neex nag nga bàyyi si diw bi nii bu la déranger wul ma comme man xam ngeen ma bëgguma kii bu bari diw bu bari donc. damay wàññi assez avant may def sama yeneen ingrédients yi voilà léegi nag ma daal di ñëw def ginaar gi ci boppam voilà damay daal di ñëw rek
def ginaar gi bismillah pour xaw ko doore laa tuuti rek gis ngeen comme dañ ko rôtiroon du yàgg voilà ma daal di ñëw def tuuti rek fii nii ci kaw tuuti rek thym ak kaani bi ku amul thym mun nga ko bàyyi donc xaaral ma xaw a ëlbati tuuti jarul muy doore yu metti yooyu dañ koy def rek pour dindi seddaay voilà fii tam ñu assaisonné ko bu ko defee ñu daal di mën a ñëw wax tuuti ci herbe yi voilà donc thym la ñu utiliser comme ni ma ko waxee woon rek léegi thym nag moom ma ñëw wax leen ci quelque rek ci bienfait wam yi nga xamante ni moo ci nekk comme herbe yu bëri rek li ngeen ko xamee seen propriété dafay bëri antioxydant donc yooyu xam nañ ko déjà donc d'après les recherches li muy def mooy dina dimbali waate ci côté li nga xamante ni moom mooy wér-gu-yaram suñu xol yi suñu cœur yi donc dina ci dimbali waate aussi ci côté stress maanaam ki nga xam ne dafa stressé ak yooyu su jëlee thym moo xam daf koy infuser ci thé walla lu mu koy def mais dina ko dimbali tamit pour nga xam ne dina la calmer tuuti dina booster aussi sa immune système dina la dimbali tamit ci circulation sanguine donc loolu ñu gën ko xam ci comme maanaam ñi nga xamante ni dañuy am tendance di am li nga xamante ni moom mooy problème mu kii naka lañ koy waxee blood clots mooy ci fàtte naa nuñ koy waxee en wolof wala en français xaaral ma def kii bi soble yi d'abord bismillah ak poivron yi donc poivron bi c'est optionnel ku ko am nga def ko ku ko amul mun nga ko bàyyi donc man damay ñëw rek sotti voilà donc voilà ñu yeggale toujours ci côté thym donc wax naa ci côté affaire circulation sanguine pour ki nga xam ne dafay am coagulation waaw kay sanguine mu ngi noonu mooy blood clots donc loolu dina la dimbali aussi dina dimbali waate tamit ci li nga xamante ni moom mooy maanaam jàngoro yi nga xam ni dafay am kii jàngoro respiration voilà comme nga xam ni ki nga xam ni dafa amee bronchite wala mu mel ni kuy xaw a mel ni kuy fattak yooyu comme boo sojee ni muy mel noonu dina la dimbali aussi comme ni jinjeer di def rek noonu lay def donc quelques bienfaits mi ngi noonu beneen yoon bu ñu amaatee buñ ko utiliser waatee daal di ñëwaat encore ci yeneen façon yeneen yu nga xamante ni mun nañ ko ci dolliwaat mais pour le moment mi ngi noonu donc li ngeen gis fii may def moo nekk li nga xamante ni moom mooy kii laaj bi voilà moom laay def nii ak bisitu thym bi tuuti voilà donc ku mu neex par exemple nga def tuuti cumin waxuma curcumin de cumin nga xam ne day gën a indi guuwu li nga xamante ni moom mooy Middle Eastern Moyen-Orient yeeg yooyu mais ñun nii lañ koy bàyyi donc ma daal di def sama poivre noir bismillah c'est selon votre préférence ñu def suñu mélange d'épices voilà pour ñi nga xam ne danañ ma laaj mélange d'épices bi nuñ koy defaree def nañu tuto yàggul dara ci mélange d'épices yi ñuy utiliser yépp donc mu ngi foofu ku ko bëgg rek nga xool ci vidéo yi voilà donc mu ngi nii togg bu gaaw la du la jëlal temps du def dara da ngay def li ngay def daal di dem sa yoon voilà léegi man damay daal di ñëw comme ginaar gi ñor na tey jii bu fekkoon ne par exemple ginaar gi ñoragul bu ma defee nii damay daal di def sama ndox njuluk ko def ci tuuti ndox bu ko defee mu togg ginaar gi ba mu ñor après ñu door a ajouter yeneen bagage yi ñuy waaj a ñëw ajouter nii mais comme man sama ginaar gi dafa ñor ba pare donc man daf may gën a gañeloo temps li may ñëw def rek mooy daal di def kii bi petit pois yi def ci bu biir voilà gis ngeen comme man fi mu nekk nii ginaar gi dafa ñor ba pare pour bañ mu tas li may def mooy damay daal di ñëw seppi ko tuuti xaaral ba woon leen teg ko nii ba ñu togg petit pois yi ba pare
ba nga xam ni léegi ñu yàq ñu door ko ci defaat encore gis nga voilà petit pois yaa ngoog bismillah voilà dama ciy ñëw def tuuti ndox rek tuuti bismillah voilà juste loo xam ne dina ko togg voilà ñu daal di ñëw nag léegi ci mbirum petit pois nag moom ni ngeen ko xamee rek li ñuy wax mooy dafa am une forte concentration de vitamines et minéraux donc loolu buñ ko waxee rek mooy maanaam dafa baax ci suñu wérgu yaram lool maanaam surtout ñi nga xamante ni dañu nekk diabétique ñoom petit pois seen xarit lay doon da ngeen koy takk xarit carrément parce que li muy def mooy dafa bari fer te bu ñu ak protéine te bu ñu waxee fer ak protéine rek xel yi lu muy dem da lay téye lu yàgg maanaam doo gaaw a xiif te loolu lu muy indi mooy bu fekkee ni doo gaaw a xiif donc doo am tendance dem di lekk parce que ñi nga xamante ni par exemple dañu am ay feebar ay lu mel ni ay diabète ak bagages yooyu noonu li leen di sonal mooy toujours li nga xamante ni dafay jàpp seen taux de glycémie bi di ko yéegal maanaam saa boo lekkee rek mu daal di yëkkati sa glycémie bi bu baax parce que te loolu kenn buggu ko loolu mooy sonal nit ñi donc li muy def mooy daf lay éviter loolu donc yow tey jii si naka la lay dimbalee ci loolu muy maanaam féculents yi nga xamante ni yaa ngi koy lekk muy maanaam lu mel ni ay pomme de terre comme liñ ko nar a booleel noonu moo xam pomme de terre lay doon moo xam mburu la ak lu mu munti doon mais mburu moom je vous conseille ngeen jël pain kii yi nga xamante ni ñoo gën a baax ci suñuy wér-gu-yaram yi donc yooyu noonu boo ko lekkee daf koy ralentir ni nga koy digérer donc du nekk da nga koy lekk rek ay mu commencé la indil ñor-ñor déedéet moom daf koy ralentir bu ko defee nga mun a ànd ak dal du yéegal sa taux de glycémie dina dimbali waate aussi ci côté li nga xamante ni mooy côté vision dinañu jàppale ci loolu li nga xamante ni tamit mooy maanaam baax na tamit ci suñu yaram yi moo xam naayil yaram ak façon yooyu noonu tamit baax na ci daal donc mu nekk quelque yoo xamante ni rek bëggoon nañ leen ko indil ngeen xam ko ci li nga xamante ni moom mooy petit pois ñi nga xam ni bëgguñu ko par exemple man je vous conseille jéem leen ko essayer inclure ci seen lekk parce que moom mun nga ci lekk ba suur kël te du la indil benn problème daal maanaam parce que li nga siy lekk quantité bi nga siy lekk voilà mun na du ma ne sax dina bëri yooyu parce que da ngay gaaw a suur mais dina la téye lu yàgg donc comme li may wax toujours rek du ñu lekk parce que nangam bi bëgguñu ko déedéet bu fekkee ni loo xamante ni baax na ci suñu santé rek dañuy jéem a xool nuñ koy jéem a fexe incorporer suñu régime alimentaire di ko introduire ndànk ba baa ñu koy bëgg gis nga parce que sa palais moom yow yaa koy entraîner pour ni nga xam ne noonu nga bëgg mu mel daal maanaam cafka yi nga xamante ne parce que yenn yu bëri ñun màggee waalewuñu ci walla bëgguñu ko petit pois moom ku nekk Sénégal xam nga ko donc mu ngi noonu di nga ko xam bu baax mais njariñ kese moo ci nekk daal nañ ko jéem a xool nuñ koy kiyee te baax na aussi ci côté digestion ndax fer bi toujours rek comme li ma doon wax voilà donc quelque ngi noonu pour tey beneen yoon ñuy xuusaat encore bu baax ci biir nga xamante ni du leen dawloo duñ leen bombarder ak trop d'informations ci benn vidéo kese voilà gis ngeen kii bi dugal nañ ci ginaar gi donc juste rek pour mu pare donc pare na fi mu nekk ni ñu nettoyer daal di ñëw yàq incha allah waaw kon nag mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen recette fusion mu ngi woon nii ñu indiloon leen li nga xamante ni moom moo nekk petit pois ñu daal di koy def nag def ko comme sous forme de tagine rek daal di koy boole li ngeen gis noonu suñu ay pain yoo xam ne nag amul glucide muy maanaam du amul farine mburu bu amul farine la donc ñu ngi ko defaree ak poudre d'amande lañ ko defaree noonu moom la ñu accompagner lekk bi nga
xamante ni tey jii ku ci tombé woon rek yaa xam ban régime alimentaire ngay suivre lekk bi du la sonal benn yoon donc ngeen gis ko mu nekk ak bagage yi nga xam ne moom lañ ko booleel bëri antioxydant bëri fibre ak protéine donc tey nag émission bi ñu ngi koy jox képp rek koy xam ni mu ngi safoo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames de chez Bilo si ñooñu bu ñu weesoo ñooñu nag ñu daal di jàll rek si suñu gars yi suñu famille bi toujours rek ñu jox ku ñuy wax suñu sister Ndeye Fatou Badji ñu ngi la ko may Vassor Diallo may nañ la ko Oumou Sy ñu ngi la koy jox Salimata Kanouté ñu ngi la koy jox sama sister Hawa Sall maa ngi la koy jox di ko jox aussi Mariam Diop Yacine Cissé di ko jox Mariama Cissé Mariama Gueye di ko jox Aïssatou Bathily Ndongo Ayton Ndoye Ramali sama sister Ñaaña Dabo ñu ngi la koy jox Marie Won ñu ngi la koy jox aussi ak Ndey Sarr tey jii moom lañ ko jox ak sama doom baay Jati ak aussi ki nga xamante ni mooy soxna sister Nafi ñu ngi la koy jox gis nga xam nga lu tax may ree maa ngi sànniwaate xeer foofu donc tey jii ñooñu lañ ko jox di leen wax ni bu leen fàtte partager vidéo yi di ko liker bu baax a baax et aussi su fekkee am na kii seetaan te abonné wul mu fàtte abonné te bu paree mu appuyer cloche bi comme ça mu activer ko bu ko defee saa bu ñu dugalee dara rek mu koy notifier di leen wax ni di leen doxantu si biir kër gi bu baax dina am ay recettes yoo xam ne ñu ngi foofu peut-être fàtte woon ngeen ko wala boog bëgg yaakaar ngeen ni defuñu ko ngeen di doxantu ci kër gi di xool vidéo yi du ñàkk ngeen am ci loo xamante ni dina leen mën a dimbali bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette di leen wax namoon nañ leen di jéggalu aussi ci semaine bi passé nga xam ne dugaluñu vidéo yi du suñu coobare dañoo xawoon tawat moo tax équipe bi yëpp a tawatoon donc moo tax dugaluñu woon dara mais alhamdulilah fi mu nekk nii ñu ngi sant bu baax di leen ñaan di sàkku ñaan ci yéen di leen ñaanal yéen tamit di leen wax di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah